ci kàddu gi mbokk yi nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci àkkali gi doore xibaaru digg bëccëg gi ak liberté provisoire bi nga xam ne may nañu ko Birame Souleye Diop di administrateur bu parti Pastef ak Abass Fall coordonnateur Pastef Ndakaaru liberté provisoire boobee nga xam ne may nañ leen gannaaw ba ñu may démb Guy Marius Sagna ak ñoom Assane Diouf ak Clédor Sène maître Babacar Ndiaye di avocat ñoom Birame Souleye Diop ak Abass Fall di rafetlu lu ni mel gis ne it daal loole ñu teewlu ko ci jokkoom ak Mouhamed Ali Mouba. tey bàyyi na leen alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax. kan ak kan lañ bàyyi. waaw pour le moment si bàyyi nañ ko Abass ak Birame ak Birame Souleye Diop ñoom ñaar ñëpp bàyyi na leen. ñoom ñaar kese la woon wala am na kenn. waaw pour le moment ñoom ñaar kese la mais nag am na ñu def mais am nañu yaakaar ni fii peut-être ci journée bi wala fii demee saa ñu bàyyi ko léegi suite bi lan lay doon. waaw suite bi léegi xam nga dossier bu nekk instruction la dossier bi ngi nekk instruction ba léegi dañuy xaar ba ñu déglu leen ñoom ñëpp ñu ci war a déglu d'ailleurs sax am na ñu si ñoom ñuy bàyyi moom déglu leen au fond mais xam nga am na ñoo xam ne dañoo amoon kenn placé la woon su mandat de dépôt dañoo amoon contrôle judiciaire ñooñu aussi war na leen déglu suñu leen dégloo daal ba def seen enquête ba pare après ñu xool juge ban décision lay jël soit mën na jël décision en renvoyant affaire pour correctionnel wala aussi mu bàyyi noonu quoi. voilà mu rendre ordonnance de non lieu daal maanaam. donc yéen a ngi xaare à peu près ñaata lañ war a libéré tey. waaw normalement 19 yi. waaw 19 yi ñoom defoon nañu seen demande de mise en liberté provisoire depuis bërki dee. waaw mooy ñu njëkkoon arrêté ci mbir yi bu mu amee ak ñeneen ñi jàppoon Touba ak yooyu. dem fële ca diwaanu Ziguinchor foofeet ci jamono ji nga xamante ne ji kii di ci ay yëngu-yëngu politique am secrétaire national bu parti synergie pour un développement durable di Souleymane Ndiaye maa ngi ko fay amal Souleymane Ndiaye ci pàttali doon directeur infrastructure aéroportuaire xam leen dafa daal ay liggéey yoo xamante ne ji kon danañ ko jagleel ndaw li muy rafetlu it dogal bi nga xamante ne ji kon kilifay réew mi jël nañu ko jëm rek ci lu indi jàmm ak dal ci réew mi Lamine Ba ciy leeral. bàyyib ndëgniku bi nga xam ne def nañ ko juróom-ñeenti ndaw yi nga xam ne ñoo ngi nekk ca Bignona ak ñeneen ñi nga xam ne bàyyi nañ leen démb ca Dakar lu baax la ndaxte dafay tax tension bi nga xam ne moom moo nekkoon ci biir réew mi mu wàcce loolu di xalaat wi tukkee ci ki nga xam ne nag moom mooy njiital parti bi di synergie pour un développement durable Souleymane Ndiaye di ñaax ku jégi ñoom it ñu am taxawaay bu jëm ci wàllu dalal jàmm ci biir réew mi. décrispation moom bu am ni ñun dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax waaw parce que kenn yéenewul xay sa morom donc justice su xoolee ne war na jox nit liberté provisoire ñun loolu dañ koy rafetlu bu baax te ñi ngi ñaan acteurs yëpp ñu nga xam ne ñi ngi ci langue politique bi ñu bay discours bu nga xam ne day indi violence wala haine jamono ji vraiment Sénégal soxla na leneen lu dul loolu. moom mi nga xam ne nag moom mooy directeur des infrastructures aéroportuaires nee na ñu ngi jublu ci dolli xëy bi ci ndaw ñi ci tabaxu fukk ak ñetti aéroport yi nga xam ne war nañ ko amal ci biir réew mi nee na loolu dafay jëmmal gis-gis bi nga xam ne njiitu réew mi am na ko jëm ci wàllu jàppale ndaw ñi ñu mën a am xëy. président am na ay projet yu mag parce que war a tabaxaat Sénégal lu mat fukki aéroport ak ñett loolu du caaxaan te loolu ku ko wax xam na ne xëy daf si am forcément parce que entreprise locale yi ñoom ñoo si liggéey non seulement ça main d'œuvre locale également la ñu privilégié donc alhamdulilah ñun fii Casamance war na am lu mat ñeenti aéroport te loolu wax dëgg yàlla dina jur ay xëy yu bëree bëree bëri. njiital parti bi di synergie pour un développement durable moo ngi yoon fii ci Ziguinchor doon waxtaan ak ay militants ci situation sociopolitique bi nga xam ne moom la suñu réew mi dundu Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. def na ci tey jii juróom-ñeenti at ca ba Macky Sall déggee monsieur le président maanaam ba mu faluwaat atum 2019 mandat ak genn wàll def na ko ci bopp réewum Sénégal moom Macky Sall moomee nag dañuy taxaw tey jii ci ab bilan jëm ci juróom-ñeenti at yi mu jiite réewum Sénégal lan moo fi dox ak lu fi doxul ñu ànd ceeg Mouhamed Ali Mouba. premier point fort président Macky Sall ci wàllu bilan mooy infrastructure daanaka BRT bi train express régional bi pont yi autopont yi ak autoroute yi loolu la kii di Assane Samb gis journaliste la. poids financier bi xaw na metti lool muy TER bi train express régional mais saa bu paree xëy na leen gis njëriñ li mais beneen bi mooy aussi le BRT muy beneen initiative bu am solo mooy initiative également yi jëm ci tali yi. Assane Samb yokk ni naka noonu président de la République def na
na en œuvre effort yu bëri ci wàllu équité sociale jàppale néew di doole yi jàppale itam nit ñi nekk ci région yi wala sa ci gox yi ak goxaat yi. ak yooyu programme yooyu nga xam ne teg na ko bu les bourses familiales et autres gis nañ ni quand même yenn zone rurale yi gën nañ accéder à l'électricité à l'eau gën nañu am ay centre de santé gën nañu daal jàppale xëy na le monde rural sur certains aspects. waaye nag am na ay points faibles yoo xamante ni gouvernance Macky Sall bi am na ko ci wàllu démocratie ak respect des droits humains professeur Maurice Soudieck Dione jàpp ni ci wàllu woowule def na ay recul moom président Macky Sall Maurice Soudieck Dione jàngalekat la ci université Gaston Berger bu Saint-Louis ci wàllu science politique. gis nañ ne am nañ fi itamit les assises nationales bi nga xamante ne dafa tënkoon lépp li nga xam ne mooy jafe-jafe yi Sénégal amoon ci wàllu gouvernance ci wàllu yor bi ñu yor réew mi dal di tënk ay recommandations maanaam ay digle yu am solo yoo xam ne yaakaaroon nañ ne buñ ko doxalee dinañu génn ci guuta gi président Sall signé woon loolo ba noppi dellu si sampaat beneen commission bu ñu naan commission nationale de réforme des institutions CNRI dugal ci 700 millions bi mu defee loolu amul benn réforme benn coppite bu am solo boo xam ne andi na ko pour ngir gën a dooleel li nga xam ne mooy ak yelleefu doomu aadama yi gën a ñoŋal li nga xamante ne mooy justice bi. Maurice Soudieck Dione yokk ni naka noonu itam ci wàllu doole bi président de la république am daanaka yeneen pouvoir yépp def leen note. hyperprésidentialisation dafa dëppootul ak ni réewu Sénégal di doxe ak fi démocratie Sénégal toll. ci wàllu nag bonne gouvernance boo xoolee bu baax des na lool corruption ak clientélisme ba léegi mi ngi fii te OFNAC ak yeneen corps de contrôle yoo xamante ni def nañ ay rapport ci lu bëri daanaka rapport yi kenn laalu leen rapport yi ñu laal mooy dañ leen di instrumentaliser politiquement ngir faagaagal l'opposition bi du pour xeex guerre wala clientélisme. syndicaliste bi di Sidya Ndiaye njiital FGTS moom li mu gis ci mandat ak genn wàll bi nga xam ne président Macky Sall def na ko ci boppu réewum Sénégal ci dundu askan wi mu di bilan social jàpp na daal ponum pire la dàq na pon waaye pon dàq na ko am na fu mu doxle am na it fu mu amee ak cooxe tey ji la ko xam ne moo ne woon ganu RFM matin ñu déglu ko moom Sidya Ndiaye. Nous nageons en pleine difficulté dans beaucoup d'autres secteurs am na secteurs yoo xamante ne y a eu des avancées mais boo xoolee boo xool les analyser c'est que la demande sociale elle est toujours insatisfaite. Elle est toujours insatisfaite parce que parfois on va jusqu'au bout bu crise amee ñu jéem a calmer crise bi mais on ne va pas jusqu'au fond des choses pour cela dañ jël les mesures qu'il faut pour corriger donc c'est ce qui fait que véritablement il y a des difficultés donc je crois que côté boobu aussi war nañu xoolaat bu baax comme ni ñu ko waxee ci dans le cadre on a mis des mécanismes de dialogue social et cetera est-ce que cela a été opérationnel pour véritablement anticiper sur les conflits c'est ça mais le problème que nous avons noté ñun de manière globale en tant qu'acteurs sociaux c'est que nous dañuy déglu ba ñu dem ci crise da nga déposer préavis par exemple boo xoolee préavis bi dañuy bay ba mu daw ba mu de 2 ou 3 jours fekk yow sa base bi mobilisé na ñu ne la allez kaay négociation donc c'est une façon de calmer le jeu mais on règle pas les problèmes et ce qui fait que problème yi day répété wu day continuer waat et cetera donc je crois que c'est ça la difficulté. kuréel di regroupement gi jaboote ñi amee lijaasa te amu ñum xëy nekk fii ci Sénégal tey jii xëy nañu ab janook taskatu xabaar yi ñaawlu bu baax a baax li ñu nimiku ne aw doxalin la wu leerul ci anam yi ñuy recruter ñi nga xamante ne ji ñooy ñi génne ci faculté de droit muy bu dee ci magistrat yi huissier yi ak ñi nga xam ne ñoo di clerc yi gis nañu ne daal yëf yi dese naa leer li ñu bëgg moo di ñuy amal ay concours yu jaar ca yoon ngir recrutement yi ñu koy def nu mu gën a bare nu mu gën a gaawe ci ñi nga xamante ne ji lijaasa seen lijaasa ma nga leen ña ngi ko jëlee ca faculté de droit Yves Zalé mooy coordonnateur bu regroupement des diplômés sans emploi fii ci Sénégal ñu déglu ko ci micro Nafissatou Sylla 2013 lañ mujjee organiser concours notaire te ñun ñu ngi laaj ministre de la justice ñu organiser concours notaire ni mu gën a gaawee ñu ngi laaj ñu organiser concours huissier ni mu gën a gaawee concours huissier 2017 lañ ko mujj organiser 16 personnes ñoo jàll 16 personnes yi jàll nañ ba pare seen formation ñu tere leen ne duñu dugg notaire même chose 2013 lañ mujj organiser concours ñaar fukki nit ak ñaar ñu jàll ba tey jii nii nanguñu leen seen i nomination ñu mën a liggéey te loolu noonu dañoo seetlu ni ministre de la justice Malick Sall moom ak président chambre yi ñoo booloo di xeex ndawu Sénégal di leen xeex ci wàllum xëy ak emploi maanaam emploi yi nga xam ne ci droit la jógee mais suñ jógee ci loolu dañuy naqarlu le fait que
état du Sénégal mu waxoon ne day recruter fonction publique depuis ñaari at ba jëm ñetti at lu toll ni juróomi junni ak juróomi téeméeri ndaw boobu ba léegi li jëluñu sax lu mot ñaari junni li ci ëpp ci état du Sénégal la parce que moom day seetaan lu mel ni huissier notaire lu mel ni commissaire priseur état dafa toog di seetaan parce que loolu état fay ko salaire mais ñooñu dañuy ànd ak parce que nee naa ministre de la justice signal na 11 personnes arrêtées pour ñu nekk huissier alors que jaaruñu concours te ci ñooñu am na ñoo xam defoon nañu concours bi jàlluñu léegi ñi nga xam ne jàll nañu concours ñu ngi fi toog nanguñu leen dugal ñun ñu ngi laaj ñu ubbi concours bi te nanguñu ko ubbi ba pare ñuy jël ci suuf te jël ay nit leen jël te nit ñoo ñuy jël seen i mbokk lañ DER danañ fa dem dañ leen woo ñu dem DER parce que DER li mu nekkee ci dëkk bi loolu danañ ci wax parce que financement yi dañ koo jël yaakaar seen xaalis bopp lañu moom xaalis réew mi la. Yves Zale coordonnateur au kuréel gi jaboote ñi amee ay lijaasa te amuñu liggéey te nekk fii ci réewum Sénégal rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi 13h13. ak RFM kumpa jeex na. syndicat national agent administration commerce sàkku nañu ñu promulguer loi bi nga xam ne dafa jëm ci saxal ak it ñeel maanaam protéger consommateurs yi saxalit njëg yi nee nañu loolee bu amee dana tax kon ñu moytu njëg yi ñuy faral di yokk ci lu tegewul fenn Adama Mohamed Mbaye mooy secrétaire général bu syndicat boobee ñu déglu ko Aminata Goudiaby. contrôler moom ci wàllu prix ci yenn produits yi ku loi de base bi loi bi 9463 la donc loi la boo xamante ni xëj na bañ koy jël doon na régler soxla ya mais fii ñu toll nii moom régleetul soxla yi dafa am ay façon njaayin yu bees ay ndëgg sërëx ak ay jëf yu bees yoo xam ne ni loi boobu prendre ko en charge bañ xamee loolu nag ci lañ réfléchir ba indi woon loi bu bees mooy la loi sur les prix et la protection du consommateur fi mu waroon jaar yëpp jaar na fa promulgation moo ci des donc fii ñu toll nii tey ñuy jooy ciment bu cher di jooy leneen lu cher agent yi nga xam te ne ñoom ñooy contrôler dafa am luñ ci mën ak luñ ci mënul ndax am na ay sañ-sañ yoo xam ne bu la ko loi joxul mënoo agir alors que loi bu bees bi dafa prendre en charge loolu lépp même association consommateur yi nga xamante ni tegu nañ ci yoon ñoom bu cas yu mel noonu buñ ko constaté ñoom sax mën nañoo dem ci yoon même yenn industriels yi wala benn borom dépôt ak yenn magasin yu mag yi donc ay am na obligation yoo xam ne teg na ko seen kaw te ñoom bu ñu respecté loolu rek dinañ mën a éviter facilement ay pénurie parce que pénurie parfois mën nañ ko créer ndax mën nañuy jël seeni produit nëbb ko buñ ko nëbbee lu yàgg nag produit bi manqué ci Sénégal gépp après ñoom ñu génne jaayee ko lu leen neex loi bu bees bi moom buñ ko promulgué woon dinañu permettre ñëpp mën a def jouer seen rôle. bël ba ñuy tabax ca diwaanu Ndar coow am na ci entreprise su chinois bi ko doon liggéey moo dem ba mu yàgg mu génnaat ca liggéey ba mu di lool ministre de la pêche rafetlu wu ko nee na sax dàquñu benn yoon dem ak moom ci yoon ndax li mu def jaaduwul rax ci dool it bëgg nañu ñu boole ko ci entreprise yi nga xam ne kenn dootu liggéeyee teg moom fii ci réew mi ndax li mu def rafetul ñu déglu ñu ànd ceeg Alaaji Njóogu jën ci ay leeral. jëwriñ ji yor napp gi mere na lool société bii di China Harbour Engineering Company entreprise Chine boobu ñu dénkoon liggéey jëm ci wàqi ak defar bël ba ca Ndar daal dina fi ne ñuqu liggéey bi jëli bagaasam dem ndax nee nañu li leen fay ci xaalis bu juróom-ñaari milliards dafa ndaw rax si dool tamit app gi leen jox di ñetti weer ak genn wàll mënuñu ko cee liggéeya Aliou Ndoye ne li chinois yooyu def du dara lu may cuune ak yebaate mu leeral ni société boobu di CEC dañ leen tànnoon gannaaw appel d'offre international bu ñu defoon nga xam te ne entreprise yi gën a mag ci àdduna bi ci wàllu wi bokkoon nañ ci te chinois yi bi ni nangu contrat bi xamoon nañ li ci nekk li leen di jox ak app gi leen appal wante entreprise boobu mësul sàmmonteek li nekk ci contrat bi firndeel yi buñ sukkandiko ci Aliou Ndoye moo di ne seen matériel ngir liggéey sax ba léegi indiwuñ ko Sénégal tax ba nguur gi daal di dakkal contrat bi doxoon seen diggante donte waa CEC yi yéeg nañu wàcc waxtaan ak kilifa yi ngir loolu bañ a am fi mu toll ni nag société Chine boobu fas yéenewul bàyyi mbir mi noonu naka noonu tam nguur gi ndaxte ñoom lépp lu leen yoon may daañu ko jëfandikoo ci mbir mi buñ sukkandikoo ci ministre de la pêche daan yegg mbir mi ñi ko war a atte rax si dool tamit nguur gi dina sàkku société bi di China Harbour Engineering Company bañ a amati benn marché ci sunum réew liggéey jëm ci defar bël bu Ndar bi nag waroon sax jeex ci weeru mars bi ñu nekk liggéey yooyu jëm ci saafara jafe-jafe yi nga xam te ne bël boobu mi ngi koy jur ca Ndar nga xam te ne lu jege juróomi téeméer doomu aadama ñàkk gum nañ ci seen bakken biñ ko ubbee ba léegi ci atum 2003. coow loolee tukkee ca bël bu Saint-Louis ma ngay tël-tëli ba ca réseaux sociaux yi ñu ngi fay gis ay jokkalante kàddu ci diggante ki nga xamante ne moo di jëwriñ gi ñu dénk wàllu napp gi ci réew mi ak coordonnateur général bu forum civil Koumba Sandiane Faye di ci indil ay leeral. gannaaw ba ñu xamle ne 7 milliards yu tënku boobay contrat dafa tuuti laata jëwriñ ji dakkal contrat bi xamle ab déception maanaam gàcce ak mbetteel la am ci boobu lépp mbir kaddu googee di déception
moom moo daal dul convaincre coordonnateur bu forum civil di Birahim Seck moom mi xamle ci page Facebook am ne ab kërub liggéeyukaay pour doomu Chine du génn ci marché noonee ci Yamoussoukro ministre bi tënku rek ci kàddu déception loolee doyut dafa war a jox ay explication yu leer Sénégalais yi ba tey ci bindub coordonnateur bu forum civil bi mbirub brèche boobu nga xamante ne dafa tax ba lu tolloo ko 400 ak juróom-ñett bakkan daal di rot 2003 ak léegi du ab po te l'état du Sénégal dafa nekk ci contractuel ci boobu lépp projet ci postam boobee mu fësal jëwriñ ji Alioune Ndoye di ko tontu it ci post bu mu fësal moom it ci page Facebook am Alioune Ndoye lu mu njëkk a def di laajte moom sëñ bi di Birahim fi mu ne nii kàddu kan la yox te ñàkk dëggoom ci ni muy doxalee fësati na ci mu waneeti mëneenam di wax rek tënku ci ay mbir yoo xamante ne dara leeru ko ci ngir jox sens li mu wax ne moom mooy mission am li leer ba leer mooy ci bindub Alioune Ndoye sëñ boobee di Birahim Seck duut ne dëgg bi moo ko yitteel ndax du laajte mukk ba noppi jëm ci dossier laata muy tuumaal nit te gannaaw day wax ci turub askan wi te lépp lu muy def ab leeral moo ko tax a jóg nañu wax ne moom Birahim Seck ana kan lay liggéeyal ak fan lay jëlee financement am noonu la ko ministre Alioune Ndoye bindee mu mel ni ba tey tontu du forox ndax simili yi ca tegu rek Birahim Seck it daal dinaa bind di ko xamal ne monsieur le ministre c'est nii ngay waxee mu ànd ak tuuma te mu jéggi dayoo tegi ko ci suuf ndax lu jëm ci wàllu reddition des comptes techniques ak financiers ñeel brèche Saint-Louis boobee yàggut dara mu ngi suñu kanam te bu dee ne benn yoon rek monsieur le ministre jéema la nekk ci tolluwaayu sa mission attaque personnelle yi ngay def jëmale ko ci man yëngalu ma Sénégalais yi dañu bëgg ay explication yu leer jëm ci ana lu tax entreprise chinoise boobee daal di renoncer ab marché 7 milliards laajuñu leneen ndànk méttiwul loolee la Birahim Seck tontu ministre bi mu mel ni tey beneen fenêtre bu ubbeeku jëm ci coowu 7 milliards yu brèche boobee. démb ñu ngi ko doon waxtaanee ci suñu jotaayu xibaar mu di kilifteefu protection ak surveillance des pêches ñoo xam ne lu toll ci 4 fukki doomi aadama ak ñett ñoo faatu ci géej gi ci ñetti weer yi ñu génn ci ndoxteel at mi ak léegi loolee nag nappkat ya ca Ndar weer dinañu ko nee nañu li des ci géej gi ci ay mool ëpp na lu ni mel li ñu sàkk mooy ñu wutal leen ay matuwaay moo gën di leen limal seeni néew na Mohamed Nabi si la ciy leeral. lim bi jóge ci nguur gi di xamle ñi ñàkk seen bakkan ci wàllub géej te doon ay nappkat doonut loo xam ni yey na nappkatu gendar yi léey Maxu Seen di nappkat ci gendar di indi weddi ci chiffre yu ni mel. dee gi nga xam ni moo am fii si tefesu géej bi balu Ndar bi rek li muy rey ëpp na foofu total bi nuy joxe kon fu mel ne que ba tey ministre bi desi na informé wu si dee gi am si Ndar rawatina ak si bël bi ak si dëkk bi si teen bi bël ba dafa gënnaawe ba nga fay suux ba am ay 2 heures de temps 3 heures de temps nu doog a yëg ni gaalu diw suux na sa bël ba dee gi dafa bare tellement ba loolu nuy eximé ëpp na ko foofu. Babacar Gueye ñàkk lu bare ay ñooñ ak i mbokk yu doon dem ci géej gi di daan seen doole moom mu gis ni li ñu ñàkk ci géej gi kenn mënu ko xayma ci ay mbokkam yoo xam ni dañ doon nappkat yi lay woo nguur gi ñu indi lim bu wér ci lépp loo xam ni aju na seen wàllu ñooñ ñi ñàkk seen bakkan ci géej gi. ñu bare boog seen bakkan jaar na ci bël bi tabaarkalla waaye tamit am na yoo xam ni tamit c'est en haute mer ci biir géej gi aussi fañ doon nappe am na yoo xam ni peut-être mën na nekk accident bateau mën na dal ci kaw gaal mën na yab ba diis aussi chaviré yooyu yëpp day am ndax intempérie aussi fu nekk lay jógee yooyu yëpp am na mais itamit daal xam naa ni li ëpp solo mooy respecter les mesures préventives aussi c'est très important. tey ñu gis ni dana bokk ci li koy wàññi ñu gasaat bël bi defal ko yoon ba dem ak dellu si nappkat yi mën a am ci jàmm. RFM ci Ndangéej Mohamed Nabi Sila. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. waxtaanee woppi coronavirus yi ak tolluwaay gi ci réew mi waaye ministère de la santé ak action sociale nee nañu ci 24 heures yi ñu génn am nañu lu toll ci téeméeri nit ak ñaar fukk ak benn yu fi corona seenub lim ñu ngi leen jëlee ci junni test yu teg juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn yoo xamante ne ji def nañu ko cas yàq nañu tëddee ñeent fukk ak juróom-ñaar ay cas contact lañu cas importé amu ci cas communautaire yi toll ci juróom-ñaar fukk ak ñeent ñi nekkoon ci loxoy docteur yi coronavirus tëraloon leen ñu faj leen ba ñu wér wala dellu seeni yitte kër docteur nee na ñu ngi toll
toll ci ñetti téeméer ak ñett cas grave yi di seeni borom nekk Sowétas ñaar fukk lañu ak juróom-ñett juróomi doomi aadama ñàkk ci seen bakkan lii mooy bilan bi nga xamante ne ji jëlee nañ ko ci waa ministère de la santé ñeel tolluwaayu coronavirus gi ci réew mi ci jamono joojee fële kon ci diwaanu Kaolack li ñu seetlu moo di lu ëpp ñetti junni doomi aadama yoo xamante ne ji kon jot nañu seen dose yi vaccin Sinopharm ak AstraZeneca agent de santé ya foofe ñoom it jot nañoo ñàkku seen ñaareelu ñàkk ngir mottali ñàkk bu njëkk ba Ibrahima Diame ciy leeral. ci teewaayu jigéen yi bootu ci amicale bi ñuy duppee amicale des femmes de l'hôpital régional la médecin kër liggéeykaay bi le daal di jël seen ñaareelu dose Sinopharm ñeneen ñi daal di tàmbali lii di AstraZeneca Khadijatou Sarr Kébé moom mooy directrice hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass. ñuy sant yàlla parce que première dose bi jàll na muy bi vaccination yi commencé ñëw nañ ba vacciner li ëpp ci personnel hôpital li des aussi ñu ngi koy vacciner donc ñi jëloon seen première dose Sinopharm tey la ñuy toogamti. li ko daree nag ci vague bu njëkk ba ci ñaareelu vague bi le nag jigéen yi deltuñu gannaaw ci xeexum coronavirus bi madame Aminata Ba moom mooy seen vice présidente. loolu yëpp ci biir Covid bi la parce que comme dañ doon éviter dajaloo bi di éviter booloo bi dañ doon wéyee ndigal ci biir wéyee ndigal boobu joxe nañ ay dons ay gel hydroalcoolisé jox nañ ko waa hôpital bi joxe nañ ay savon. ci liñ leen di xaare nag bokk na ci wàllu sensibilisation directrice hôpital bi dine am na yaakaar bu baax a baax ci ñoom. xam nga buñ ne catastrophe sanitaire bi rëbbe nañ ko couvre-feu bi nangam ak nangam wàññeeku na bu baax bu demul lan moo des une conscience collective une responsabilité personnelle ku ci nekk yaay doon sa magum bopp. lu jëm ci wàllu situation globale vaccination bi nag ci diwaan bi mën nañ jàpp ne lu mat ñaari junni nit daal dinañ jël seen première dose Sinopharm lu jóge juróom benn téeméer seen ñaareeli dose lu jëm nag ci wàllu vaccin AstraZeneca lu ëpp junni nit jël nañ ci seen dose bu njëkk diggante lu matul semaine Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. Ibrahima ñàkk googee ñu ñàkk askan wi ngir aar leen ci woppi coronavirus gi ba ñu ko dooree ci réew mi ak léegi daanaka def na weer ministère de la santé di xam ne daal li ñu ci doon séentu amee nañu ko ca bëgg nañu maanaam fexe fii ak semaine lu ñi war a jël seen ñaareelu ñàkk fexe kon ba jëli ko mu di dose Sinopharm yi am na it yeneen i ñàkk yoo xam ne ñu ngi leen di séentu ci weeru mai donte sax ñi ngi naan ñàkk yi bu ñu moytuwul du mat ci àdduna bi directeur de la santé di dalal xel yi xam ne daal Sénégal dina jotaat yeneeni dose vaccin at mille ñu ànd ceeg soxna Awa Mbaye. fanweeri junni doomi aadama yu tekk ñett ñàkku nañu seen ñaareelu dose kon lu jëm ci ñàkk Sinopharm yi daanaka léegi lépp mat ci xayma directeur de la prévention ci ministère de la santé docteur Mamadou Ndiaye ne yaakaar ne fii ak semaine loo boobu dina jeex. boo seetee loolu suñu seetee ci Sinopharm bi rek mun nañu wax ne que am na ñi nga xam ne jël nañu seen i dose bu njëkk ba ñi war a tollanti ñi jot a tollanti seen deuxième dose bi ñu ngi toll ci fanweeri junni nit ak ñaar. ñoo jot a jël 33 000 kon mun nañu wax ne que rythme baa ngi wéy. lu jëm ci ñàkk AstraZeneca yi téeméer boo jël ñeent fukk yaak ñett ya district yi ak région yi jëfandikoo nañu ko bu ñu sukkandikoo ci xibaaru ministère de la santé. boo seetee AstraZeneca bi tamit boo seetee mun nañu wax ne que li ñu joxe woon nañu lu mot 300 000 doses 300 000 doses mooy ñetti junni ay doses yu teg loolu lañ joxe te loolu soo seetee mun nañu wax ne que xaaj bi sax jël nañ ko kon mun nañu wax ne que vaccin yaa ngi dem nit ñaa ngi ñàkk bu manqué doon na risque bu rëy te loolee réew yu nekk ci àdduna bi yëpp ñoo ko ragal docteur Mamadou Ndiaye ne bàyyi nañ ci xel waaye ñi ngi dalal sénégalais yi. mun nañu wax ne que li ñu xayma ak suñu plan bi ni ñu ko tëralee li nga xam ne ñu ngi koy xaar ci ay ñàkk defe naa loolu su ñëwee defe naa rupture du ci am parce que soo seetee li ñu am actuellement li ñu jot a am rek mun nañu wax ne que pratiquement ëpp na téeméeri junni dose yi teg na kon nag téeméeri junni nit mun a jot seen première dose te balaa boobu tamit am na leneen lu ñuy xaar initiative COVAX bi dina complété te aussi ci côté Union africaine foofu tamit dafa am dose yi ñuy xaar. ñàkku fagaru ci mbas mi Sénégal door na ko ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février bi romb gannaaw weer téeméeri junni nit yu tegal juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar jot nañoo ñàkku. RFM bitim réew. delloo mbégte dalal ci Georges Déthié Diop maa ngi lay nuyu bu baax a baax Diop. maa ngi lay fay Mamadou Mohamed Ndiaye. réewum Côte d'Ivoire lañ koy doore ak layo muy gulet sax kay bu njëkk jëm ci lawoon ca du Koué muy jëf ju ñaaw ju fa amoon ñañ cay tuumal seenub layo tàmbali na foofee ca Côte d'Ivoire. démb la procès ba door ca tribunal criminel bu Abidjan
kenn ñu nekk kan ak ki ca baar ba nag moom kot la jamono jii nii mu di Amadou Ouremi nekkoon ab trafiquant ca montagne ca ouest ba ñu ne dafa jàppale woon ex rebelle ya jamono ji nga xamante ne dem nañ jëli dëkk boobee ci atub 2011 ay nit ñu bëri ñàkkoon ci seeni bakkan waa comité international croix rouge ne sax ña ca ñàkk seen bakkan ñu faat leen toll nañ ci juróom-ñetti téeméeri nit moom moomee nga xamante nag moom la ñuy layool tey ci atub 2013 lañ ko teg loxo ca Côte d'Ivoire ba léegi ak mbirum Laurent Gbagbo Blé Goudé chambre d'appel bu cour pénal international fanweeri fan ak benn ci weeruk mars gi nii lay joxe dogal ga mu jël ca appel fukki fan ak juróom nag ci weeruk janvier gi ñu weeruk janvier 2019 chambre première instance bi da leen seetaloon ñoom Laurent Gbagbo ak Blé Goudé ci li ñu leen doon toppee maanaam crime contre l'humanité atub 2010 jëm ba atub 2011 Côte d'Ivoire ñuy xaarandi gouvernement bu bees ndax démb la njiitu réew ma Alassane Ouattara dissoudre ba fa nekkoon gannaaw bi ñu jógee ci élection législative yi. ñu bàyyeekoo Côte d'Ivoire dem fi nga xamante ne ji moo di ca réew Mali nee nañu suba ci àjjuma ji dañuy amal ab doxum ñaxtu li ñu bëgg mooy soldat étranger ya fa ñu jóge fa. marche ba ca Bamako lay amee ña koy organisé moo di mouvement Yéré Wolé debout sur les remparts ni nga ko waxee dañoo bëgg l'armée bu France ak soldaaru ONU ya fa nekk ñu jógee ca réew Mali yëpp porte-parole mouvement bi ne Mali agression coloniale lay subir jamono ji ca Libye moom benn lieutenant maréchal Khalifa Haftar la ñu faat démb ca Benghazi mu ngi wuyoo Mahmoud Al Werfali ay bal lañ ko soox bi mu nekkee ci ab otom ñi def lu ni mel nag kenn xamagu leen Mahmoud Al Werfali ñaari mandat d'arrêt bu cour pénal international moo nekkoon ci ndodam liñ ko doon toppee moo di crime de guerre torture traitement cruel ak crime contre l'humanité ak yeneen i ñaawteef ci États-Unis dañu jeexalee xibaaru biti réew Virginie moom bàyyi na peine de mort jamono ji nag ci diwaan googe sudug Amérique moom mooy réew état bu njëkk ba ka bàyyi loolu di crime loolu di peine de mort. Virginie dañu ne peine de mort amatu fa. Virginie moo am record ci wàllum peine de mort exécution foofu ci États-Unis bi ci histoire ba léegi ndax ci atub 1608 ñañ fa faat ñu ngi toll ci junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukki nit ak benn ñi nga xamante ne dañ leen condamné woon loolee la centre d'information bu jëm ci peine de mort xamle. maanaam ñoom la fa peine de mort yóbbu seen bakkan. mu ngoog maa ngi lay gërëm bu baax a baax Georges Déthié Diop. RFM Sport. ànd ci ak Cheikh Tidiane Diagne maa ngi lay nuyu Cheikh Ahmed Tidiane Diagne. maa ngi dellu di la fay Maodo Mohamed. ay ca dañ koy door rek match bi Congo war a football ak Sénégal fële ca Congo lañ koy football gaynde nekk ci wattaay wi seen entraînement bu mujj tey ji ci ngoon lañ koy amal. waaw laata ñuy soobu ci gile jongante ëllëg ci bu 16h jotee di heure Ndakaaru ngeen mën ko déglu itam en direct ci rajo Futur Média ci yoon googu le nag équipe bi ñu ngi ca wàccaay gi am na nag ña ca bees ñoom daal nañ yëkkati seen i kàddu wax ci gile jongante moo di góol bi di Seny Dieng ak itam défenseur bi di Fodé Ballo-Touré kontaan nañu loolu daal di ñëw ci équipe bi waaye seen ambition mooy fexe ba bokk ci joueurs yi nga xamante ni sénégalais danañ am fierté ci ñoom ñu déglu leen. surpris de son appel et on a bien parlé. entraîneur bi moom ba mu ma woowee mbetteel laa ci am parce que xëy na xaaruma ko woon waaye gannaaw bu mu yëkkatee ay kàddu waxtaan ak man wax ma lu mu namm ci man ak ci équipe nationale bu Sénégal tey ak ëllëg ma gis ni daal war naa cee mën a bokk loolu nag moo tax nag ma daal di ñëw te xam ngeen ni sama yaay doomu Sénégal la te boobu ba léegi maak moomu nekk ba tax na daal ba ma jëlee décision bi tamit bàyyi naa xel ci moom loolu ndax mu gën a am fierté ci doomam léegi nag la ca des rek mooy fexe ba góorgóorlu mën a am ndam suñu diggante ñi nga xam ñoom dañuy footballal. Je suis prêt à 100% à me donner pour la nation. C'était devant 2 semaines. waaw ba ma Aliou Cissé di woon nag ñaari semaine ci ginnaaw la si la ma wax ni vraiment daf ma bëggoon a jël ma am ci mbégte loolu ngir ñëw défendre li nga xamante daal moom moo di couleur Sénégal wax ma tamit projet bi nga xamante ni moom mooy nekk ci xelam léegi nag li wërte wër moo di équipe Sénégal nag am na ay góol yu baax waaye danaa ñëw jàng ci ñoom ñafe ngir fexe man itam ni ma amee sama place ak qualité bi nga xamante am nañ ko ci man ma mérité ko. mais je vais essayer de suivre leur pas et faire mieux. lii di 12e gaynde di supporters yi ñoom itamit ñu ngay bàyyi xel bu baax a baax ci gile jongante nar a am ëllëg ca Congo Brazzaville diggante Congo ak ñi di waa Sénégal ñoom nag donte Sénégal qualifié nañu ba pare la ñu bëgg moo di ñu gën a dëggal seen bopp jàpp ni daal ndam rek la ñu bëgg
kii di Oumar Mbow am na reportage mu jot a def. Sadio Mané moom dañ koy dolli ñaan rek pour lu muy yootu mu jot ko. ni bépp jongante daanaka Sénégal yi di xaar Sadio Mané ak ñi mu àndal di dawal bal bi aljuma diggante am ak Congo bile jongante diggante Diable Rouge ak gaynde yu Sénégal yi ci bi ñu toogee di def ataaya ci seeni grand place. non merci beaucoup merci. yi lee ndaw di waxtaane match bi. Abdoul Aziz Diatta jàpp ne gaynde yi waruñu layam-layami kon gagné match bi war na leen. bien que qualifié nañu mais Sénégal warul bàyyi loxo pour bañ a am victoire quoi il faut que ñu am victoire waaw. waaw conforté ci position en Afrique quoi. yi lee ndaw nga xamante ni balu orange bi moo dee ci seen xol ñoo ngi doog a jeexal seeni jongante basket bi. yéen ma sut nag de lii du yoon de grand xanaa yaay pivot bi. waaye daal mu mel ni match football gaynde yi suba moo ngi ci seen xel bu baax a baax Mamadou Fadigane day xaar lu bëri ci ñi nga xamante ni dañoo ñëw bees ci équipe bi. yaa xam dinaa leen gis quoi parce que boo seetloo am nañ ay joueurs yu bees yu ñu woo xarañ loolu fi ñu nekk quoi. Kapi comme ni koy xaritam yi di woowee moom daal dina def classement am ba noppi. boo indee Abdou Diallo mun na dem latéral gauche Sabali dellu droite dina xaw a renforcer quelque kii quoi. Nampalis moom tam bu ñëwee boo ko aligné Gana ak kii Kerempe milieu bi day gën a baax rek parce que waaw récupérateur la en plus joueur bu sawar la quoi boo ko seetaanee Angleterre sax da nga xam ni kii dafa sawar. mu mel ni nag bañ a ñëw portier sénégalais bi di Edouard Mendy xaw na ko métti. Mendy bu ko som bëgguñu mu ñëw fii. Sénégal nag laataa sax muy jongante ak Brazzaville daal dinañu qualifié wu ba noppi waaye daal mu mel ni Sadio Mané ak ñu mu àndal dañoo bëgg a def ab résultat bu baax ngir wane ne ni ñoom ñoo dàkk football ci groupe bi. Je compte beaucoup sur les nouveaux. RFM Guédiawaye Omar Mbow. des ba léegi ci wàllu tàggat yaram desit ba léegi ci wàllu qualification CAN 2021 la ñuy wax mais 2022. waaw 2022 ay ca kon tey jii ci ngoon gi dana am ay match yoo xam ne danañ leen football. am na bi nga xamante ne sax jamono gi may wax ak yow Ndiaye daal dina door di jongante gu am solo ci waa Comore mi recevoir ñi di waa Togo moom toog na ba pare Comore nag moom ma ngay fexe nu mu amee qualification bu njëkk ci li nga xam te moo di Coupe d'Afrique des Nations te jamono gi sax jekk nañ ko loolu ndax bu ñu amee match nul seen diggante ak Togo kon bokk danañ daal di dugg ci soir footballu Afrique qualifié ci li nga xam te moo di Coupe d'Afrique ñu ngi si 34e minute de jeu 0 but partout diggante Comore ak ñii di waa Togo 16h dana am geneen jongante diggante Gabon ak ñii di waa République démocratique du Congo Angola moom dana fekki Gambie ca Banjul Afrique du Sud ak Ghana moo di choc bi tey ji ci ngoon ci bu 16h jotee 16h itam diggante Botswana ak Zimbabwe Kenya moom dina daal di dalal ñii di waa Égypte Tunisie moom dana daal di dem ci Tripoli daal di fa fekk waa Libye nag ñoom daanaka gulet itam ñi daal di recevoir seen dëkk ndax guerre gi nga xam te ne am na fa ba taxoon ci jamono karange gi ñàkkoon fa loolu ba tax na ñoom gëj nañoo recevoir seen dëkk te seen match yu bëri sax ca Tunisie lañ ko daan amal kon bokk tey jii danañ mën a recevoir seen dëkk foofu la ci Tripoli Zambie 19h diggam ak Algérie lay daal di doon Tanzanie moom dana fekk Guinée équatoriale ca Bata ci bu 19h jotee lay daal di doon jaay. ñeneen ñuy football yi qualification mooy football kat yi ca Europe muy équipe yu Europe yi ñoom am nañu programme ñoom it. waaw qualification coupe du monde ñoom la ñuy daal di football Qatar 2022 tey jii ci ngoon takkusaan 17h diggante Bulgarie lay daal di doon ak Suisse Danemark moom dana fekk Israël ci dëkkam 19h45 dina am itam yeneen ni jogante Andorre dina dalal ñii di waa Albanie Autriche moom dana fekk Écosse ci dëkkam Angleterre dina dal di dalal ñii di waa Saint-Marin Pologne di jouer ak ñii di waa Hongrie Moldavie dana tase ak ñii di waa Îles Féroé Italie moom tey jii ci ngoon 19h45 dana tase ak ñii di waa Irlande ci dëkkam foofu la ci Italie Suède seen digg ak Géorgie lay daal di doon Grèce moom dana fekk Espagne ci dëkkam Liechtenstein moom dana tase ak ñii di waa Arménie geneen jogante 19h45 diggante Allemagne ak Islande Roumanie moom dana tase ak ñii di waa Macédoine du Nord Ndiaye. jeex na takk ay ca maa ngi lay gërëm bu baax a baax Diagne. jaajëf. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf élection locale yi ci réew mi wuute wut ak mbayum galas ciw naaj heure bu ñu jiwee bay séntu mu sax bu ñu ñëwee fekk mu seey Le Quotidien nañu muy élection locale yi di élection départementale yi dàqat nañu leen ba kañ yéenekaay bi nañu kenn tanewu la ci démb daal ci la ñu jël dogalub reporté leen ci ndaje mi commission politique bu dialogue national bi doon amal enquête yéenekaay nañu mu des nag léegi ñu xam élection locale yi ñu dàq kañ la ñu koy defate ci réew mi ndax ci ñi ko séq démb ba ñuy waxtaan ak juboo amul ci seen biir ci kañ la ñu ko war a def Cheikh Sarr bokk ci
majorité bi moom li mu jàpp moo di suñu bëggee organiser ay élection locale yu jaar ci yoon ci réew mi lu mu laadi il faut que dafay mat fukki weer ak benn mu njaay Cissé njiital ONC 3D fare ci société civile gi ne ñu ci yéenekaay bi xel xalaatu ko mënee suta tuxal élection locale yi ba 2022 Déthié Fall fare ci langug noonu na li ñuy di ñu xamal ci xët mu njëkk enquête yéenekaay ne ñoom ànduñu ci tuxal gi ñu bëgg a tuxal élection locale yi la yéenekaay ne ñu ci majorité bi seen bëgg-bëgg moo di wote élection locale yi ñu yóbbu ko ba ci weeru février atum 2022 Les Échos ne ko waaye ñi ci opposition beeg ñi ci société civile gi ak ñi ñuy tuddee ay non aligné nee nañu mukk du ci dal lu ñu reporter élection locale yi warut a génn ci at mi ñu nekk mu di 2021 gi l'observateur xëy ñu xamal ne lu ñeen reporter élection locale yi maanaam dàq ko ba jëmmi jamono njiitu réew mi Macky Sall jëmmal na ko démb ba ñuy def ndajam conseil des ministres fa la ñu adopté projet de loi bi jëm ci reporter élection locale yi sursoi ñu léegi tey yëf yi yegg assemblée nationale ngir député yi war koo càmbar meneen mbir mu jëm assemblée nationale Sud Quotidien nee nañu moo di mbirum Ousmane Sonko député yi fare ci opposition bi ñoo saisir commission ad hoc ba ñu taxawaloon ci assemblée nationale ba ñuy dindi immunité parlementaire bu Ousmane Sonko li ñu bëgg ca saisir ga moo di ñu neenal maanaam annuler li ñuy toppee Ousmane Sonko recours ba yéenekaay bi nee nañu ma ngay tegee ca taabali Moustapha Niasse moom président assemblée nationale moo war a convoquer député yi ngir ñu càmbar ko càmbaraale te mbiri député professeur Issa Sall mi démissionné ci parti PUR bi ko defoonub député mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñi ci yàqule te seen yoon nekku ci am na lenn lu ci l'observateur xëy di leeral ubbil yéenekaay bi station Total yi ñu taaloon ci manifesté yi tax na ba lu ëpp ñaari junni doomi aadama yu fa daan liggéeyee suspendre nañ seeni liggéey am na it ay liggéeykat yu ne woon ci magasin Auchan yi doon fa liggéey amoon fa seeni contrat ñu bari ci ñoom dàq nañu leen ndax fa ñu doon liggéeyee taal nañu ko kër ga amatul lum leen liggéeyloo amatul it lum leen fay ay wi ci réew mi quotidien ne nañu njiit réew mi Macky Sall ma nga cee dox bu baax a baax ngelawal yaakaar mi ngi ëpp ci Sénégal li journal bi bëgg a wax ba tax mu bind loolee moo di ñi ñu téye woon ci kaso bi ci yëf yi fi xewoon bàyyi nañu leen ca ñoom ñetti activistes yi mu di Guy Marius Sagna Assane Diouf ak Amadou Clédor Sène ci la ñu bokk démb ci la ñu amee liberté provisoire lise ko nañu Abbas Fall ak Birame Souleye Diop yu parti Pastef ñoo ca nar a topp l'observateur nañu firndee ngi luy wane ne njiit réew mi Macky Sall bëgg na ak jàmm ko dal am ci réew mi Amadou Clédor Sène bokk ci ñi génn kaso démb di ñu wax ci xët mu njëkk l'observateur ne moom deful benn appel au calme wootewul jàmm wootewul it ak dal ñu dali ci Vox Populi fekk fa waxtaan wu waa ji di Amadou Gueye bu ñoo lànk xëy def ak journaliste yu journal bi wax na fa ne muy Karim Wade di Khalifa Ababacar Sall amul kenn ci ñoom ku mën a amee amnistie ba naan yaa ngi yaakaar a doon président de la république Farba Senghor ni ci Walf Quotidien xaw ma kande waaye kii di Karim Wade moom ay mbiram si fini jullit tubaab source wa nañu wax nañu ne moom Karim Wade yónnee na waa parti démocratique Sénégal fukki watay 8 ak juróom-benn ndax wata yooyee Macky Sall dina ci mën a teg loxo ngir dugal ko ci borob 138 milliards yi ko waa Cour répression enrichissement illicite di toppe maître Moussa Sarr ni ñu ci yéenekaay bi lu mën a nekk la waaye nag ci kaw watay nekk ci turu Karim Wade ne bu nekkee ci turu parti démocratique Sénégal bu boobaa état bi du leen mën a sisir ñu sisir Soleil national ba mu dëgër xooli fa programme logement sociaux yu état bu Sénégal bëggal askan wi te dénk ko waa SNHLM fan la toll yéenekaay bi wax nañu ne njiital SNHLM di Mamadou Diagne Sy Mbengue démb ba muy visité chantier ya ca Njaxiraat ba mu noppee fa la waxee ne 100 000 logements sociaux la ñu war a tabax lépp phase bu njëkk bi mi ngi war a toll ci 60 000 logements ñoom waa SNHLM nag li ñu bëgg moo di fii ak atum 2023 ñu tabax lu mu gàtt-gàtt 15 000 logements ba jébbal ko seeni borom ñu fekk ko ci xët mu njëkk réew mi quotidien moom directeur général bu SNHLM di Mamadou Diagne Sy Mbengue mu fay wax ne bëgg-bëgg président de la république Macky Sall moo di doomu Sénégal bu nekk am kër gu mu moomal boppam mën caa dëkk ci fukki millions wala gën koo bari ci fukki millions ak ñaar kenn ki ñu doon wër di Massoukha Mbengue mi yóbbante woon Abdourok Fatou Kiné Ndiaye libération nee nañu moom Mass Mbengue ba mu feeñalaat na ñeneen ñu ràññee ci benn xale bu jigéen dib étudiant bu nekk fii ci Ndakaaru maire Beñe la ñu ko tuddee bu dorog bi masaana yegg si Ndakaaru moo leen ko doon jaayal moom xale bu jigéen boobee di maire Beñe journal bi nañu waa Ocartis ñoo ko rëbb ba jàpp ko ca Wakaam la ñu ko jàppee ba ñu koy jàpp fekk nañu ci moom dorog bu toll ci juróomi